auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala saydina muhammad wa salim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey doomu Sénégal di ñu nuyu di ñu seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waaye di la wax rek nga dal ak jàmm ci sa émission wareef bu nu waxee nag wareef faaw daanu wax inspecteur Ndoye Bane daan ñu wax itam Mami Linguère Diop mbokk yi commencé émission bi nanu koy tàmbalee saa su ne nuyu bu baax a baax sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax wéyal nag nuyoo bi dem seeti ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla yokkute di ñaan yàlla na ngeen yàgg ci kanamu njaboot gi ànd ak wér macha allah ndax fii dañ leen fiy soxla te bu nu waxee Sénégal dañuy wax ne dëkki teraanga la dañuy wax ne dëkki valeur la loolu nag fu ngeen ko gis mbokk yi na xel dem ci mag ñi ndax ñoom ñoo ñu ci jiite ba nu tàmm ko waaye tamit dinañu dem seeti ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw bu nu waxee loolu mooy ña nga xam ne dañu nekk ca prison yi ñu ngee ñaan yàlla foofee ngeen toog yàlla na ko yàlla def repos ci yéen yàlla na doon yokkute ci yéen ba bu ngeen fa jógee lépp loo xam ne teg ngeen ci loxo mu daal dee barkeel incha allah ci barket Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal dee dugg ba tey mbokk yi ndax ku wax société itam faaw di nga laal couche yëpp moo tax dañuy dem dugg ci hôpitaux yi clinique ak dispensaire di ziar ña fa nekk di leen ñaanal yàlla ñu tane jàmm ba gaaw dellu seen biir njaboot daf cay am solo lool am nañu yaakaar ne sunu borom dina nu ko defal incha allahu taala waaye tamit di nuyu acteur de la santé yi bu nu jógee itam ci acteur de la santé képp ku toog ci bërëb di liggéey ñu ngi lay sargal bu baax a baax a baax a baax daa dee nag dalal bu baax daa dee massalu ñi nga xam ne dañoo nekk ci tiis àdduna moo ni mel muñ leen ko incha allah yàlla dana leen jox bés yu dàq yi yaa rabbi mën na ko te incha allahu taala fii léegi ñu ngee tàllal loxo di ko ñaan dinañu fajal suñuy ñaan kon bokk ñu daal di ziar itam sunu maam sunu soppe sunu xarit ndax dafa nekk sunu biir xol yi maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yàggal taxawaayam nu ngi koy sopp lool macha allah yàggal taxawaayam defal ko jàmm defal ko jaboot gi yëpp noonu la ñuy dugg fépp foo xam ne kilifa diine dafa toog ñu ngi dem seeti Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yal na yàlla yàggal ko fi moo ànd ak wér incha allah ñuy ziar itam waa kër Sëñ Abbas Sall du ñu fàtte cene ba sekkeen bàyyi sekk nu ngi koy nuyu bu baax a baax di beral nuyu soxna Nogay waaye itam di dem itam fii ca Cambérène dem seeti Baye Ablaye Thiaw Laye noo ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax dem seeti waa kër Thierno Seydou Nourou Tall di leen ziar Thierno Muntaga Tall fàttewuñu kenn macha allah waa Njaareem itam dañ ciy bokk fa tabaarakàlla macha allah moo tax it nag wax dëgg yàlla kontante la ñuy am bànneex la ñuy am di fi dalal ki nga xam ne mooy directeur prévention routière bu ca kanamee tuuti dinañ dikk ci moom waaye ku ma gëj a gis laa gis tey Mami Linguère Diop dama gis sama xarit Baara l'Africain Diop ñu ngi lay nuyu bañ na nee na moo bañ pareegu ma mu ne moo bañ non Diop ji sax dañ koy nangu ñun ñiy borom waaw ndax man Baara bi ma ko séenee ak mbuusu beñee mu taxaw ci buntu télé bi vraiment sama àdduna yëpp dafa tukki xam nga Baara dafa am lu may wax gone gi toog te sol lu rose ma ne ko maak yow nonuy sekk jàmm ndax loo wax ñu ne gongo dëgg la soxna Linguère maa ngi lay nuyu bu baax ma kontaan lool ci ki dikkul fii waaw waaye nag macha allah wallaay dama koy tooñ ndax dafa nekk ci tiis mën naa la wax fan la rakki baayam déedéet da nga koy tooñ nee nga dafa takki jabar ay xeetu tooñ la ndax da ngaa ne bu takki woon jabar itam da ngay fexe ba siiwal ko bu ko defee mu yàqu non bu fekkoon ne day takki bu ngoonee waaw ci suba gi laa koy wax waaw bu ko defee mbokki ndaw sa waaye duñu ko mën a tooñ lu bari ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm di ko jaale bu baax ndax dafa am benn nijaayam wala bàyyi la ci moom bu génn àdduna kon bokk Ndoye Bane ñu ngi lay jaale bu baax a baax a baax cher frère di ñaan yàlla ki dëddu yàlla na yàlla defal ko jàmm fu mu jëm moo képp ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk yàlla defal ko jàmm ñun itam yàlla yàggal ñu fi ñuy def lu baax ak di ko wax ba yàlla dogal li muy dogal waaye daal lépp lu noo def rek Mami yàlla nay lu baax tey jàmm cat du wees waaye danañu ñaan yàlla mu musal ñu ci dëgg la incha allah xam nga ma lay wax bismillah damay dégg xale yi naan loo nekk te xamoo kañ lay jeex foo tollu nay neex dëgg ma ne leen loo nekk te xamoo kañ lay jeex te yoroo caabi ja foo tollu nay baax ñaar yëpp wallaay te bi nga mujj wax nag moo jara dàq non man booboo ma gënal sax dëgg la ndax xam nga comme ki ko moom te koy jël si te du la tàggu te
heure bu ko neex la koy jël. na la fekk ca la ko neex rek. dëgg la kon yàlla nañu yàlla yokk jàmm. sa maam itam yàlla na sut Nelson Mandela aw fan. non tey dama koy xool sax. ba xam tey ñaanaloo ko di. xaaral ma dem ba ci biir ba xam ndax sama yaram dina. aywa bismillah Diop door nañu daan dooreeti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela te ëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi lool te wér dama naan góor gi ci ruq bi te jàmmi réew mi rek ko bàyyi ci ruq bi maam kon loo fi yàgg doyul waaye noonu lay demee ziyaar mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem ak lu mbàkki yu gépp sukk ci suuf di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool te wér di waxaat sama maam Kamara ji benta boo yaaxa ja heure bi jot na loxo yi dellu seeti na maa ngi sàkku ñaan bu baax a baax di ñaan sama yaay déggan chumère xeppee ci àjjanay firdawsi waaye noonu lay nuyoo itam sama yaay Kinushka ak yaay Nafi noonu lay ziyaare itam sama yaay Astu Jara waaye noonu lay nuyoo itam yaay Astu Seck di ko jaale lu bare bari ak mère Ndoy ak Batoor Baan ak Mari sama soxna soosu nga xam ne du musa am wujj ak Aïcha bu buubaa man yéen ñi ma may njëkkee temps yi sax looloo tax sax Adja si bu Boubacar ba may na ma njëkkee moom itam Adja yooyu doo musa am wujj jeeg bu ci bëgg doo am wujj waxal sa borom kër mu may ma njëkkee man rek doy ba bay des. macha allah Mami Diop monsieur Faye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu kontaan ci woya Faye gi nga dikkee wuy si ñu donte xam nañ ne wax dëgg yàlla liggéey gi bare na. liggéey bi bare na yaa ngi ci woon waaye bu ñu la woowee nga ni awa lii dafay affaire société. te dafa laal ñëpp maa ngi daw gaaw ñëw remercier nañ la te di la dalal ak jàmm. jërëjëf Eva maa ngi lay nuyu di nuyu. soxna si dégg naa turam nga ne ko Linguère xaw ma. Linguère Diop ba tey Linguère la de. kenn du ko werante. di nuyu aussi l'Africain. c'est vrai. nee na sëriñ da koy bañ waaye defe naa ne moom la. non américain d'accord américain lay bañ. donc l'Africain donc ñu ngi lay nuyu. di am mbégte aussi di daal teew si plateau bi. parce que li ngeen ma fi woo je pense que ne amul ku mu soxalul fii Sénégal. dëgg la. au premier chef le président de la République mi nga xamante ne mbir mi. yitteel na ko yitteel boo xamante ne bii. fu ne mi ngi fay joxe ay recommandations fi mu ngi fay woote waxtaan. pour que ñu mën a xool lan mooy saafara. en fait insécurité routière bii am ci sunu réew. te wax dëgg yàlla tollu woon nañ foo xamante ne fii. mënoon nañ ne sax accident yi wàññeeku woon na. ñi cay faatu wàññeeku woon na. ñay aussi ñàkk seen bakkan aussi ñi am ay gaañu wàññeeku woon na. mais te jékki-jékki rek en l'espace de 2 ans. mu am une forte recrudescence. donc loolu aussi waxtaane ko nit ñi xam ko xam nan la ñuy comporté woo xam yenn attitude li ñu war am ci tali bi. ba mën a mucc ci accident. je pense que loolu bala ma ci woowee pour ñu waxtaan ci. naa ci sawar. c'est vrai baara nga nuyoo danaa gaaw dellu si ci moom parce que dafa mel ni dafa bëgg a wax ne en 2015 accident yi wàññeeku woon na et nous sommes en 2017 amaat na changement. loolu nga bëgg a wax. très bien bienvenue yow bismillah baara. aleykum salaam wa rahmatullah. ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan partout dans le monde. surtout ñu nekk ci diaspora bi comme man ñoom ñooy samay partenaires. c'est vrai. surtout ñu nekk ci diaspora Afrique bi nag ñoom laa gën a bàyyi xel. ñu ngi leen di nuyu commencé ko fii ñu gën a jege ñu muy Gambie dëkk yi ñu wër ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di rafetlu tamit la xew Gambie na mu déroulé yëpp ba fi mu egg si. rafetlu yëpp di leen ñaanal yàlla loolu yëpp na leen di Sénégal tamit. di leen nuyu yéen ñi nga xam ne gëjoon naa leen a gis ak seen sañse yu rafet vraiment tey nee naa mami you are in pure Linguère today. bu ñu ko traduire ay ca am na ñu ko déggul. nee naa ko tey moom vrai Linguère nga. vrai Linguère nga macha allah yàgg na ko doon. di nuyu waa Altu Ndangal ma sama dëkk. di nuyu maire ba monsieur le maire Mor Ngom di nuyu suñu waa kër yëpp. ñoom Fat Ndiaye ak ñoom mami sama jarbaat yi fa nekk sama bàjjen yi fa nekk. sama ñaari yaay yi tamit du ma leen fàtte Pikine ñu ngi fii Pikine kenn ka mu nga Ndangal ma fan yi maa ngi leen di nuyu ñoom ñaar ñëpp nga xam ne vraiment ñoom tamit li ma mi naan maam loo dund doyul waaye ñoom luñ dund doyul parce que vraiment suñu wéttal lañ suñu kaaraange lañ sama sœur yi nekk Pikine nag yi nekk Tëngéej ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu pour gàttal xam nga lii c'est la télé africaine ñun africain dafa am lu ñu moom mooy maslaha bi ñuy def maa ngi nuyu sama yaay sama pap yooyu macha allah yàlla bu mu denc ci ñun kon baara bismillah waaw tey da ngeen a indi rek lu am solo loo xam ne ni ko directeur waxee waxuma la Sénégal c'est vrai mais képp kuy nit daf la war a soxla dëgg la kon nag boo fi invité ku mel noonu dañ koy déglu rek mu wax balaa ñuy indi ñun suñu développement si nga xam ne am nañ ci expérience bi li nga xam gis nañ ko ci yeneen pays yi muy Afrique ak yeneen dëkk yi ñu xool
ba xam ñooñu dañoo gën a bëgg seen bopp. wala ñooñu dañoo gën a yaru. wala dañoo ëpp discipline. wala lan moo xew. ci loolu daal lañ bëgg a développer. très bien léegi fu mu nekk nii directeur ñun dañuy delluwaat ci yow dama ñuy delluwaat ci yow ndax dama gis sànq ñu ne la docteur. waaw ma bëggoon a xam. waaw je suis docteur en géographie sociale maanaam bi ma commencé jàng fii ba maîtrise dama dem France eggali. bi ma eggali nag ma dem ba soutenir sama doctorat d'université. après nag toog naa fa sax ñaari at ñetti at liggéey fa. dëgg la. bi yëf yi xawee soppeeku nag ci laa daw ñëw. fekkoon ñoom ñuy waxtaani mbirum kaaraange yoon. que ne accident yi jamono yooyu lëmbe woon na Sénégal. parce que ñu ngi toll woon ci lu toll ak juróom-ñetti téeméeri nit sax yu doon ñàkk seen bakkan ci tali bi. juróom-ñetti téeméer mooy 800. voilà yu doon ñàkk seen bakkan ci tali bi jamono yooyu ay 1999. et pourtant boo xooloon temps yooyu parc automobile bi tax woon développé. dëgg la. donc mu nekkoon ratio bu xaw a yéeme. bu ñu ko comparé ak li xew ci yeneen réew yi. alors si laa ñu ñibbisi après nag fédération bii di fédération sénégalaise des sociétés d'assurance. nga xamante ni nguur gi joxoon na ko jamono yooyu. mandat pour mu créer une institution bu yëngu ci wàllu kaaraange yoon. ma ñëw ñu dénk ma ko. bi ñu ma ko dénkee boobalee nag macha allah maa nga fa di liggéey. dëgg la. liggéey bi nag maanaam sensibilisation la information maanaam yëgle yeete gindi képp koo xamante ne kii yaa ngi jëfandikoo tali bi. muy ki yor tànkam muy ki yor moto ki yor vélo ak ki yor oto bi di dawal. ñuy commencé liggéey boobu ànd ci nag vraiment ak toutes les parties prenantes defe naa kii wax na ko léegi. amul ku sécurité routière soxalul. ni ko slogan bi di waxee. la sécurité routière est l'affaire de tout le monde. c'est vrai. amul ku ci bokkul. sama maire bi jaay gerte caaf fii kay jaay ndox fee ci côté ba kay bale mbedd mi. kay dawal saret ba ñëpp ci lañ bokk parce que ñu ngi évoluer ci kaw tali bi. ñu ànd ci ñu ñëpp ne di liggéey nag. yàlla defal ñu résultat yu mucc ayib. ñu jóge ci 800 morts yooyu. waaw ba tabbi ba ci 400 morts. maanaam réduit ko de 50%. donte bu doon sunu sago sax mort du ci am. mort du ci am. mais ñu ci def. wax dëgg yàlla aussi médias yi jàpp ci. média bu mel ni groupe Futurs Médias xëy na peut-être jamono ji ñëwagul woon. parce que RTS fi nekkoon ak yeneen télé. waaye bi ñu ñëwee loo ci xam loo ci gis yàquñ ca dara. waaw bi ñu ñëwee yàquñ ci dara parce que en l'espace de 1 mois. je pense que ne ubbil lañ ma seen rajo seen i télé seen i caméra. ak seen i journaux presse écrite. chose normale wax dëgg yàlla maanaam accueil bu mucc ayib laay wax daal. vraiment di jaajëfal Mamadou Ibra Kane. ñoom Daouda Diouf ñoom Daouda Diouf. ñoom El Hadj Assane Gueye parce que ñooñu. en fait. fu ñu waxee tali bi rek. man la ñuy xalaat. donc man la ñuy woo. pour ma waxtaan ci. ba ci même journaliste yi nga xamante ne ñoo mujjee ñëw sax. ku ci am reportage doo dem fenn fu dul ci man ngay ñëw ma wax la tataan sax. dafa doon lu jaadu dafa doon lu jaadu. donc ginnaaw bi nga waxee loolu. maanaam doctorat boobu en géographie sociale. waaw damay spécialisé wu aussi en sécurité routière ak prévention des risques. boole ci également chose qui te vaut tey li nga nekkee. voilà ba pare nag yokk ci encore beneen diplôme muy psychologie de la sécurité routière. très bien donc mu nekk des diplômes de niveau supérieur 3e cycle. donc ginnaaw bi ma amee sama doctorat ba pare. waaw yaa ngi waxu psychologie de la. de la sécurité routière de la sécurité routière waaye démb tam rek. di ko kàllaan sama benn xarit. ñu ngi waxtaan. nee na dafa foog ne daal sociologue yi ñoo war a dajale. nit ñi dañ leen ci boolewul nag dañ leen ci boolewul et ça c'est une erreur fondamentale. parce que nee naa leen. ñii di c'est vrai que am na ñu jël foog ne ñooñu ñu mën a intervenir si wàllu kaaraange yoon. waaw ginnaaw bu weesoo. côté ministère des transports ministère de l'intérieur forces armées. dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci biir. exactement. mooy ñi nga xamante ne mooy psychologue yi. c'est vrai ak sociologue yi. tout à fait ñooñu faw ñu woo leen. intégrer leen parce que dafa am ay aspects yoo xamante ne yi. ñoom ñoo mën a jox en fait tuyaux yi maanaam nguur gi. ndax ñoom dañuy jàngat doomu aadama jàngat société bi. dëgg la parce que comme ni nga ko waxee rek mbirum société la. c'est vrai dafa bi c'est au cœur du débat sociétal. c'est vrai donc il faut que ñu xool. yan levier la ñuy actionner pour mën a saafaral mbir mi. mbir mi jéggi na dayoo de parce que mënuñu comprendre démb ak bërki démb bu ñuy wax accident ne
benn nit gaañu na ci wala ñaar nit. waaw waaye léegi les morts se comptent par dizaines. qu'est-ce qui se passe. donc wala qu'est-ce qui s'est passé. justement donc je crois que tey jii man jàngat bi ma def si ñaari mbir la boo xoolee ñaari mbir. mooy ñàkk formation. tey mënuma d'accord. ñàkk formation. maanaam koo xamante ne kii comme yow. nga xëy am sa permis te mosoo jaar si auto école. le président de la République a insisté là-dessus nee na il faut que ñu respecter les règles de circulation mais règles yooyu pour respecter ko mais faw nga jàng ko pour mën ko tari. lu waay xamul mënoo caa wax dara. mënu nekk et tey jii dama ne pour ñu jàppale ko parce que tey jii moom bu sañoon tey jii président de la République mais kenn du waxuma faatu de mais kenn du am ay xoos-xoosu. mais amul conseil des ministres bu mu deful. te waxu ci maanaam mbirum kaaraange yoon. nga xamante ne loolu soxal na ko. moo tax tey jii mën nañ d'accord ne la sécurité routière est une priorité du gouvernement du Sénégal ci naka mooy que ne fu ñu toll ñu ngi xool nu ñuy yaatale tali yi nu ñuy sécuriser tali yi ñu ngi xool également au niveau des véhicules nu ñuy sécuriser véhicules avec un nouveau centre de visite technique bañ ay xant oto daw ci tali bi ba indi ay gàllankoor. très bien ñu dem ba ci biir ne troisième facteur bi mooy le facteur humain foofu nag la mbir mi nekk foofu la lépp nekk foofu la ñu war a intervenir. Mami me dira certainement que ñun itam en tant que mère ak éducatrice. doon nañu souhaiter vraiment. les tout petits ñu commencé ca ndorteel ba teel jàngal leen code de la route ci seen biir école yi xam naa ne di nga ci dikkaat léegi ma ubbil brèche Mami Linguère. bala ma ko fàtte rek. dafa mel nii. waaw. yow da nga xam sunu programme cette année. yaa ngi yaay la ñu kat yaay mère éducatrice alors que ren jii. waaw. la semaine nationale de la prévention routière. Inch'Allah thème bi ñuy choisir. oui c'est femmes et sécurité routière. bu ngeen ñu ci dugalul du dem de. du dem je t'assure. maanaam. waaw. ban rôle. waaw la femme yi jigéen ñi mën a jouer pour que ñu wàññi accident yi donc ren jii. yéen lay dalal yéen jigéen ñi. xamuma sax lan la chiffre yi di wax. mais xam naa ne néew na. ci jigéen yay def accident yi di nga ma ko ci yokkal. donc les femmes sont plus prudentes au volant. et bravo. wax naa la ko barki dem Linguère dikkal ak jàmm yow barki dem ba nee naa la booy xool dafa mel ne ñun jigéen ñi. ñoo gën a respecté sax tali bi. ñoo gën a respecté code de la route. parce que amu fi benn jigéen boo xam ne ci raxas oto ngay jóge dawal oto. c'est vrai amu fi benn jigéen boo xam ne ci lang oto ngay jóge dawal oto. da nga koy jàngi. amu fi benn jigéen bu nelaw yeewu sama nijaay dafa jënd car tey ma nekk chauffeur. c'est vrai amu fi da ngay dem ci auto école bi fay sa xaalis. jël code bi yor ko am na ci jigéen ñoo xam ne am nañ permis bu yàgg ba tey code bi mi ngi ak ñoom heure bu ñu jaaxlee dañu koy génne. exactement am na ci jigéen ñoo xamante ne léegi seen téléphone sax ñi ngi ciy jàng code de la route. kon ñu xam ne am na ñoo xam ne bëgg nañ li ñuy def lan la yaay ji nga xamante ne tamit yaay la comme ni ko Eva waxee mi ngi xool doomam bu góor mu nekk ci biir kër gi xam na ne doomam ji mi ngi drogué wu kon kooku bu génnee bala muy jël volant dina ci wax xam na ne doomam ji am na ay manqué yu nekk ci boppam yoo xam ne moom mi ngi koy gis ci biir kër gi kon loolu aussi xëy na moom bu ko xoolee moom moo koy gën a mën a xam ndax itam oto dafa dul loo xam ne da nga koy jël jox ko nit boo xamul nit ki war nga mën a xam fan la xelam toll war nga ko mën a xool moom ci comportement am su bëggul boppam mënul bëgg oto bi mu yor su bëggul boppam mënul bëgg ñi muy yeb nit ki xaru nga jël oto ki nga xam ne moom tey danaan su ma tëddee guddi man mënatuma ci dund bi dara dama am envie dee suba kooku nga xëy jël 70 personnes yebal ko mais moom day jàpp ne li tax mu war fee mën a jëlee bakkanam mooy tax mu war fee mën a jëlee bakkanu ñeneen ñi. da nga bëgg a wax ku sécuriser boppam ku sécuriser wul boppam du xalaat sécuriser keneen. xalaatu ko parce que moom xamul sax moom mooy kan nit ki dafay xam moom mooy kan ba pare nga soogay di ko jox yenn responsabilités yi mais moom xamul moom mooy kan. xamul fan la jëm xamul lan la bëgg. moom li muy wax mooy bi ma ko doublé. bi ma ko rombee yor oto yëpp ci ay 40 et quelques personnes di dàqe ak beneen oto mais kooku ku conscient du ko def maanaam foo la ci ñoom am na ci xale yoo xamante ne ñoom pour ñoom gis nga nii xale di toogee di jouer PlayStation ci télé yaay ñoom noonu la ñu koy jouer ci tali bi nee naa la boo fekkee seen i garage ak seen i arrêt xam nga lu ñuy waxtaanee bi ma ko felee signal ma doublé ko dóor ko jëkk ko ci arrêt bi jël client bi ñoo xoolatuñ ki ñu xas ba yeb ba pare déedéet client bi ci seen kanam rek la ñu xool ma yaakaar ne nag dama waxoon Eva démb ne ko docteur luy naanuk yuur
su egsee ba ci doq boo bëggut a dee faxasal parce que bu ñu demee ba naan ay 500 personnes dee nañu ci tali bi par jour ci diggante janvier autant pour moi par année 2017 bi lañ ko calculer mooy kon 2016 bi xam nga kon loolu dem na ba jéggi na dayo parce que réew moo xamante ne ba ñu tàmbalee ba nëga ni mënuñu fexe ba mat 14 millions d'habitants mënuguñ ko romb nga bëgg chaque jour ñu ne 10 personnes dee nañ ci national nangam bi 12 personnes dee nañ ci national nangam bi te ñuy dee am nañ ay responsabilités yu ñu bàyyi seen kër ay ndaw lañ ci famille la ñu jóge famille yooyu wëlbatiku nag toppaat ci loolu noonu di daw dañuy daw a daw ba mu naax saay ñu jooy seenum néew ba far tëdd di nelaw très bien mais daal vraiment mami jëlal ki ci ligne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah allo waaw allo salaamaaleykum na nga def waay njaayeen la boo demee log ma ci bismillah yow rek la ñuy déglu Mami Linguère boo mënee wàññi télé bi dana gën a baax waaw ma fay ko bokk moo gën wax ça va bien na ngeen def allo waaw fii mbir mi laa bëggoon intervenir de allo ñun nag dañu ko déggul bu baax mu mel ni dem na Linguère waaw xam nga yooyu yëpp daal dafa jar di sóoraale beneen bi ci toppitam mooy gis nga lu ñu mën di xeex waaw nañu xool tamit assurance yi nan lay dikkee loolu après la mais auto école yi aussi nañ leen xool ba xam ndax ñi ko yor matee nañ ko wala matee wuñ ko floraison auto gaaw na torop man damay am sama benn oto dem louer sama benn magasin ne damaa ubbi sama auto école dëgg la man ci sama bopp xaw ma oto beneen bi ci topp auto école yi ñaari frein la ñu am man mi toog di la jàngal man maay freiné mais yow freiné wuloo ma di la jàngal lekk sa 200 et quelques mille wala sa 150 et quelques mille xëy dem tafee la permis taf yëngal ñëw jox la permis bi nga dem ci tali bi yaa ngi dawal oto bi mais yow volant bi laa la jàngal ak accéléré mais wanuma la frein bi am na ñoo xam ne ñu ngi dawal pour ñoom frein bokkul ci oto bi parce que jàngaale wuñu ko donc soo jàngee ba am sa permis ci auto école bi tamit demal ñu tàggataat la ci beneen oto boo xamante ne da ngay ànd ak keneen xëy na ngeen di manœuvrer dem ak a ñëw yooyu yëpp daal oto daal dañu koy jàng ndax weñ la moomuñu ko defaruñu ko je ne suis pas mami suivre ma waxu frein bi bu baax lan nga bëgg a wax auto école ñaari frein la en fait xam nga double commande la bëgg a wax alors que yow booy dawal xëy na peut-être que parfois moom mooy presque moniteur bi mooy décider. waaw kooku du initiation. initiation la nag. waaw mais xam nga am na ci ñoo xam ne dañu ciy wàccee. rek daan ne génnee naa auto école am naa permis rek naa dem dawali. non c'est que en fait li mu wax c'est très important je pense qu'en fait. d'accord li muy insister nii mooy li may wax tous les jours. voilà la formation. formation du trou formation rek. déjà. li ngeen wax ci auto école yi am na ci ñu bëri ay auto école yu bëri yu fi nekk mais ci biir auto école yooyu am na ci ñu mucc ay aussi il faut que nit ñi aussi di def seen choix même boo duggee auto école lañ la fay jàngal dalul sa xel nangu waatal sa xaalis dem ci benn auto école wala nga laajte d'accord tu te renseignes nga ñu xool wax la ban auto école moo fi joxe maanaam enseignement yu mucc ay parce que du càggante rek ñëw rek dugg auto école fay xaalis non c'est comme tey école rek du dem école bu cher nga dem fa foog ne di nga am diplôme mën nga bañ am diplôme aussi parce que examen la donc foog nga dem fa nga xamante ne dañ la fay tàggat ci wàllu code de la route ci wàllu conduite parce que permis de conduire boo xoolee ñaari pàcc la bu njëkk bi c'est la théorie mooy les règles de circulation mais wax dëgg yàlla niveau de responsabilité bi nga wax nii moo tax man je ne regrette pas d'être venu aujourd'hui parce que li ma dégg ngeen wax ko tey ji wax dëgg yàlla dal na xel parce que su ñëpp doon réfléchir nii je pense que niveau de responsabilité bi dina yokku ba nga xamante ne boo duggee ci tali bi di nga xam la la fay xaar ak lan mooy sa wareef. très bien ma dellu si waat ci waxu auto école yi naka la ñu waroon di jàngalee auto école est-ce que dafa des. non auto école en fait moniteurs yi fa nekk ce sont des moniteurs agréés par le ministère des transports. waaw il faut que nag ñoom. waaw ñu am. local boo xamante ne bii. local bu mucc ayib la. la ñu fay jàngale maanaam bu dee ay vidéo projecteur la bu dee ay livres yoo xam ne ñoom dañ koy mettre à disposition même des maanaam day nekk école boo xamante ne bii. lañ fa élève bi soxla. bu ñëwee fekk ko fa. mu nekk une école sérieuse. ba pare moniteur bay jàngale tamit. mu nekk un moniteur agréé parce que bëri na fi ay moniteurs yoo xamante ne yi. dañuy nekk si biir auto école bi rek. waaye dañu leen fa jël noonu rek ñuy jàngale. ah boobu danger la man. nañu jël ki ci ligne bi allo. allo. allo allo. waay. allo allo. waay. na ngeen def. na nga def waay. allo moom dafa mel ni nekkuñu di ko dégg nag. donte mi ngi ci ligne bi allo. salaamaaleykum.
salaamaaleykum. on a dañu am du mal pour dégg ko. ñu ngi woon ci waxi auto école yi. man mi soulevé sànq. voilà parce que en fait mooy li ma wax sànq rek mënuma comprendre nga génn auto école. xamoo sax les panneaux de signalisation. xamoo nu ñuy. allo allo allo. allo. salaamaaleykum. bisimilah nu ngi lay dégg. déggantuñu ko nee nga mënuloo comprendre. non ça moom c'est inadmissible c'est-à-dire tey jii. c'est comme rek ab élève. bu dem ba classe de CM2. waaw. dem am entrée en sixième wala mu am CEP te benn phrase boo xamante bu jub sa mën a ko bind wala su ko bindee tamit avant phrase bi jeex di nga si gis 10 fautes donc il y a des problèmes. donc tey jii dama ne nañu tàggat nit ñi ci tàggat parce que comme ni nga waxee sànq oto du caaxaan. dëgg la boo xoolee oto sax bombe la boo xamante ne bii wala arme la boo xamante ne bii. soo xamul noo ko utiliser rek mën nga ci rey ñu bari. dëgg la te tey jii je pense que ne au-delà des panneaux de signalisation yi nga xamante ne war nañu ko mën a jàngal nit ñi. dëgg la mais nañu leen jàngal règles yi. surtout nan la ñuy effectuer un dépassement ça c'est important. maanaam panneau bu ci nekk am na signification. signalisation tey jii signalisation bi nekk ci kaw tali bi maanaam signalisation horizontale boobu ñuy wax. maanaam mooy rëdd yi tali bi dafa am signification. du rek ay rëdd yu ñuy teg foofu pour rafetal tali bi mais dañ ko fa def parce que bu ci nekk bu dee flèche la ay flèche de rabattement bu dee flèche de sélection bu dee ligne continue bu dee ligne ay ligne zébra bu dee damier lu ci nekk peinture boo ci gis rek du ay caaxaan moo ko tax a jóg. bu ñu ko neenal. nañu bañ a def ni pël Fuuta bi rek. xam nga tukulóor bi laay wax sax wala joolaa bi. parce que ñoom ñooy sama kàll. waaw. xam ngeen li lu mu tekki ñu ne ko fii gars yi ñoo ko def pour naay sal tali bi. mais ñu ci bari pour ñoom dañoo naay sal tali bi noonu. alors que bon parce que boo gisee ñu ngi ko tracé ligne zébra wala ñu def ligne continue wala ligne si continue mais loolu dafa am lu muy tekki. panneau de signalisation yi defuñu ko fa également pour décor. dafa am signification. yii dafay tere. yii daf lay obligé. yii daf lay wan ay danger. loolu moo fa nekk loolu boo ko xamul. tey bu ñu joxoon oto tey jii nga dawal ko tey jii fii ba Paris. waaw c'était possible yu bëri tey jii ñi nga wax ni sànq. catégorie boobu kenn dàqu leen dawal. mais boo ci intégré wul les règles de circulation mënoo dawal. très bien dans le demal. jàddal nii. bul taxaw fii. defal nii. mais loolu boo xamul boo ko mënul décrypter. bokkoo ci circulation jafe-jafe dina am. ci jafe-jafe donc moo tax ma ne nañu xoolaat système de formation bi. bu soobee yàlla. xoolaat également système de délivrance des permis de conduire. normal. ba pare nag pour toujours réduire les accidents. ñu teg ay daan. très bien. ay daan su ci amul. dañañ wax ba dee. débat ci télé yi. ci rajo yi. mais les gens vont rester sur les lois naturelles. maanaam africain bu gisul sanction du ree. sànq je crois que l'Africain wax na ko nee na. mais pourquoi ñooñu ñële gën ñu ay résultats. ndax moom mii ca moom laa doon jëm. xam nga sànq posé na question bi. bu baax est-ce que ñële dañ ñu gën wala lu xew parce que je me rappelle très bien à l'époque. su daan takk ceinture. waaw ñu ne kii ab tubaab la. waaw. mais tubaab bi xool ba nekkat oto yi ñu war a am ceinture de sécurité. te defar et que da nga ko war a takk. mais xam na lu tax. très bien nanu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi bisimilah yaa ngi woote ci émission wareef. waaw maa ngi ci wareef bisimilah. yow rek la ñuy déglu bëggoon xam lan ngay dolli ci waxtaan wi. oulala dem na. Baara. yow itam ñu bëgg nga dellu si waat ci waxtaan bi ndax fi nga tijjee sànq. am na solo lool. waaw man bu ma déggee directeur yu mu wax. lu ci ëpp responsabilité bi ci seen kaw la tegewaat ñoom ñii. parce que ñoom ñooy responsabilité wu yor suñu karaange yoon. man dama laaj ay chauffeuru taxi yu bari ne leen prévention routière ñu ne xamuñu lan la ñuy liggéey. mais tableau de signalisation yooyu muy wax. da nga bëgg a wax ñoom seen sensibilisation des. moo des parce que ñun dañu am suñ budget jox leen ko di leen fay ci budget boobu pourquoi pas ñoo dagg ci jënd ay temps d'antenne ci télé yi di expliquer nit ñi ne leen bu ngeen gisee lii lay tekki bu ngeen gisee lii lay tekki bu ngeen gisee lii lay tekki. te ñun tamit auto école yi man Nigéria bi ma am sama permis
dañ ñuy dugal salle de classe nañu. loolu est-ce que du rôle auto école. xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw rek. naa ko expliquer. bi may am sama permis. waaw dañ nañu oto bi buy daw 127 mètres lay def par seconde pour di la wax gaawaayu oto. waaw di la wax na la kii jéggi tali bi. waaw fi muy xool naan oto bi egg seegul sama kaw ci la oto bi di egg ci kawam. yow mi naan egg guma ci kaw lii ci booba nga ci egg. parce que xoolal 100 yaa ngi def 27 mètres ci par benn seconde. waaw léegi te loolu chauffeur bi xam loolu fii bëriwul. tey ñun boo xoolee accident mortel yëpp du biir Dakar. li ci ëpp du biir Dakar dañ naan national 1 national 6 national mais tali yooyu est-ce que tali yoo xam méngoo na ak tali yoo xam ne yenn oto yi war nañ fi mën a daw yenn vitesse yi ay tali yoo xam ne matul sax 10 mètres de largeur benn camion bu paane wala mu jaar ci digg tali beneen oto amul fu mu jaar amul am na côté yoo xam doo fa gis signalisation. am na côté yoo xam amul éclairage amul lampe amul dara. tali yi fu ñuy def 2 voies diggante Dakar Thiès gii waroon a nekk 2 voies bu li fiy dee kenn xamul nu mu toll te tali bu xat moo ko waral ni ñu amee obligation wu def Dakar fii ñu def fii 2 voies def fii noonu la yeneen dëkk yëpp am parce que ñëpp ay sénégalais lañ te ay sénégalais dee ci tali bi tali yi ñoo baaxul oto yi baaxul tali yi baaxul. jikko yi baaxul. mais xam nga léeg-léeg da ngay non xam nga des fois. da ngay gis koo xam ne ni muy dawalee. da ngay naan kii. man dama foog ne nit jógul di jaay bakkanam ci tali bi. da nga naan fu mu jànge xam nga tey bu fekkee ne li mu wax ne nañ ci boole psychologue yeeg sociologue yi parce que psychologue bi war na mën a ñëw wax ak yow ne la oto bi bu ma fay bàyyee du ma dem moo gën nga dem sa bakkan déposer sa bakkan ci tali bi. oto bi si charge na nga ne bu ma bàyyee du ma dem nga dem déposer sa bakkan ci tali bi mais oto bàyyi la fi moo gën sa bakkan des ci tali bi. yàgg ci yoon la gën yàgg hôpital. waxuma yàgg hôpital mais dem ci biir suuf. c'est que en fait damay lan ngay dolli ci li nga xam ne wax na ko benn précision parce que dafa ne ñun ñooy responsable alors moi je ne suis pas une émanation de l'État. te sama liggéey dafa am fu mu yem. wax naa ko sànq si njëlbeen. chaque fois dafa limité. man sama liggéey c'est une mission d'information de sensibilisation. li nga wax sànq ça c'est pas notre rôle. naan waa ji panneau bi mooy di panneau bi mooy di. kii jàng ba am permis war na mën a xam panneau bi lu muy tekki. Pape Samba loolu à l'époque les gens m'avaient demandé ne ma woy les ronds-points giratoires. mais dafa compliqué mais rond-point giratoire. compliqué wul ay panneaux de signalisation moo ko tënk. y a un premier panneau bu la naan yaa ngi jëm ci ab rond-point. dëgg la waaye rond-point ba boo fa eggee defal sa xel ne amuloo priorité. waaw c'est un panneau de danger ñu bind si vous n'avez pas la priorité. nga egg si ba ci buntu rond-point bi. fekk fa un panneau cède le passage. mu ne la cèdel passage bi kii jógee nii à ta gauche. ba ci gars yi tudd ko sa rond-point priorité à gauche. mais loolu est-ce que suñu war-war la. ñu koy jàngal koo xam ne kii yi am na permis ba pare. boo jaaree na nga war a jaar war na élémentaire jàng ba war. waaw jàng na ko normalement. et tey jii dinaa la jox benn xëy na peut-être j'ai été un peu dans le camp des chauffeurs. mais dinaa la wax tey jii que ne j'ai fait une étude sur 1000 chauffeurs. qui dit que 50 ñoo ci jaar ñoo ci def formation. sur combien de chauffeurs 1000. kooku de drame la. y a un problème. donc tey jii. maanaam les règles oui les règles de circulation mais soo ko xamul doo dem donc tey jii man du ma jàpp sa loxo tey jii wala policier bi naan la non yow xanaa gisoo stop bi non kii feu rouge la nga dem feneen keneen jàpp sa loxo ne la non fii da ngay céder le passage non tey jii la conduite ñetti mbir la il faut savoir observer analyser et prendre une décision mais loolu nag kenn du ko def à ta place yow yaay xool circulation bi la mu laaj information yi sa nekk sa nerf optique bi jël ko jox ko sa cerveau analyser ko ne la kat Eva wala l'Africain décision bi nga war a jël li mu wax sànq encore c'est trop technique peut-être que je sais pas ndax suñ ko expliquer les gens vont le comprendre mi ngi naan boo dee daw 100 kilomètres à l'heure boo dee daw 100 kilomètres à l'heure dafa am ay distance yoo xamante ni benn bi distance de réaction la benn bi distance de freinage beneen bi distance de d'arrêt. muy ñetti distance su fekkente ne ñetti yooyu. soo xoolee distance d'arrêt bi moom moo ëmb ñaari njëkk yi. distance d'arrêt mooy distance bi ngay daw diggante nga gis obstacle dëgg sa tànk ci frein yi. ba keroog oto bay taxaw loolu la tuddee distance d'arrêt. donc distance d'arrêt boobu ci biir distance d'arrêt bi am na distance de réaction. mooy 27 mètres yi nga wax par seconde.
maanaam tey jii ngay dawal ba si yàgg à 100 km à l'heure jékki-jékki am lu la traversé. nga teg foofu sa loxo baal nu. directeur ñu jël ki ci ligne bi jékki-jékki am lu la traversé waaye mbokk mi tam dañ koy wax bisimilah ndax ci la bokk. salaamaaleykum. allo. 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 salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah bisimilah ci waree. da ngeen def ay. ñu ngi sant yàlla. waaw wareef da ngeen def. ñu ngi fii macha allah. ça va bien. bien merci. alhamdulilah waaw ma ne. alhamdulilah waaw. damay intervenir rapidement là. yow rek la ñuy déglu. ça va bien. dafay déglu télé. alhamdulilah. waaw ma ne. tali bi. tali bi. tali bi. yow rek la ñuy déglu ku baax ki. waaw. waaw ma ne tali bi. waaw. signalisation yi. waaw. indiscipline notoire moo nekk Sénégal. buñ ko pampee. appal naa la 1 mois. ñu bay jagal ñëw demante yëpp dem def koy fourneau. ce. loolu gis nañ ko. ce. ma ñu ko ci bouche de pluie yi sax. fer yi fa nekk sax dindi nañ ko. lu gën a dangereux bu dee taw. bu tali feesee ndox nga ciy dox. boo def naan suruf ci kan. dëgg la. beneen bi. chauffeur si. luy leen di faf. moo tax lii dafiy jëyal. waaw. beneen bi. règle. dafa baax. parce que am na benn société bu fi nekkoon. Sotrac mais boo fa dee dugg. ancien car rapide la. ancien poids lourd ak ñeneen. mais ay règle lañ lay tegal lii lañ bëgg te dañ ciy jaar. dëgg la. néew ma nag defuñu accident de mais néew na loolu. parce que règle la fa nekk. boo ko jëfewu rek ni defante ak yow. dëgg la. kon le problème de comportement la rek buñ ci taxawee dana dañ. waaw. la ca def nag damay bàyyi ba ñuy appliquer premier point moo doog kaa wax. dëgg la. très bien. indi na lu am solo. ñëpp daal boo xoolee itam li ngeen. directeur balaa moo dellu si ci distance d'arrêt yi. noonu la woon de. ñëpp daal dañu lay wax ni la problème comportement la moo xam volet buñ ci munti yëkkati. waaye bu nu paree rek dañuy jëm ci comportement jikko yi. gis nga moom mi dafa indi lu am solo. waaw parce que nee na panneau de signalisation yi bu ñu ko fi defee ñetti fan bàyyi jagal ñëw jël ko def ko fourneau. lampe yi mooy tegg bi jëm Thiès bi jaadee Thiès yaakaar naa jëm Louga. tali boobu macha allah dara gënu ko neex. mais soo fa jaaree guddi da ngay mere sa bopp ndax lampe yëpp daaneel nañ leen. très bien xam nga lu ñu fa doon rocci. nee nañ fil yi la ñuy rocci pour jël kii bi nekk ci biir. te ki ko def sénégalais la. mais la mu cay am lampe yi tàkk bakkan yi cay faatoog agresseurs yi fa mën a génn ak loolu mais mu bàyyi woon ko fa ñëpp jariñu ci moo gën moom jariñu boppam mais sénégalais intérêt personnel am rek lay xool. Diop comportement dikkul. moo tax ma ne la li mu wax lépp boo demee ba la nga xam ne dafaa defar. nga jël ko yow di dem uti 100 francs fàtte ñeneen ñi ngir sa bopp. gis nga distance bi soo koy xool yow sa bopp yow yaay jooy parce que da nga koy xool ba fi ngay egg tali bi ni mu neexee. mais lampe yëpp a tëdd. lampe yëpp ñu jaar fa may laaj sama rakk baara lii lan la mu ni ma parce que nit ñi ñooy rocc fii li nekk ci suuf. keroog sama xol dafa jeex ba ma toog ci biir oto bi di waxtu. doy na waar. non c'est vrai li mu wax dëgg la c'est un constat que tout le monde a fait. solo yow itam. voilà mais c'est que en fait il faut que nit ñi xam ne. ci li Baara doon expliquer. loolu lépp dafa lalu ci formation rek. dëgg la. parce que su fekkee ne aussi tàggatuñ la ci. mënoo ko xam. dëgg la. xëy na panneaux yi am na ñu leen di sàcc. di leen fa jëlee. dëgg la. égout yi également yi nekk les couvercles d'égout yi nekk star yi am na ñu leen di jël. dafa laaj nag tey jii xam nga sànq yaa ngi wax sensibilisation bi. berse maa ngi koy ñaan kilifa rajo bi télé bi aussi pour que ñun ñi nga xamante ne suñu statut bokkul ak statut société commerciale yi. am na ñoo xam ne ñuy jaay am lu ñuy wane. faw peut-être seen tarification mënul bokk ak suñu bopp. yéen ngeen di yaat parce que ñun en fait li ñu bëgg mooy lan. mooy yaatal information bi. ba ku nekk mën sa jot. dëgg la. problème de budget dafay taxaw parce que li nit ñi war a xam mooy sécurité routière ça coûte excessivement cher. di nga defar ay spot ku ñëpp xam nañ ça coûte cher. ba pare nga war ko diffuser boo ko diffuser foog nga diffuser ko fu mu gën a yaatu. du benn télé rek ngay ciblé. du benn rajo rek di nga koy yaatal ba ku nekk ne ah dégg naa publicité bi dégg naa lii. spot yi sama xel. bu nu xaw ma naka la ko kii di infographie di tuddee. du ñuy tàmm itam di def ay spot ak ay bande dessinée par exemple. non lépp mën na am parce que même les bandes dessinées là yi nga xam nii. am na ci benn téere boo xamante ni avec suñu benn partenaire lañ ko defoon wala mu nekk ay effets spéciaux.
lépp mën na nekk. parce que en fait à travers les spots là. dafa am information bu ñuy véhiculer. ci wàllu ceinture ci wàllu xel yu metti c'est vrai ci wàllu respecter maanaam charte code de la route. ñëw ba ci feu rouge nga ne ah feu bi kat rouge na. donc sama niveau de responsabilité ak sama conscience mayuma may franchir feu rouge bi. c'est vrai parce que le feu rouge ñu ngi ko def ci benn intersection. intersection ba maanaam selebe yoon. tey jii bu fekkee ne rouge na à notre niveau. dañuy taxaw yow nga dem. waaw yow bu rouge da ngay taxaw ñun ñu dem. mais su fekkee dafa rouge à mon niveau. ni ñu nekk selebe yoon bi nii ñun ñu taxaw maag madame Diop. yow ni mu rouge ñu taxaw. yow nga dem. mu rouge au lieu ñu taxaw ñu dem alors que yow verte na de ton côté. collision day daay am. bu baax te collision yooyu bala ma ko fàtte. entre les véhicules. wax nga ko sànq. je crois que tey jii partout au Sénégal. la ñu war a def mooy 2 fois 2 voies. séparé par un terre-plein central. d'accord parce que accident yi métti yëpp ay collision la. dëgg la da ngay kii mooy daw ñoo fekk jëkkale. wala kee daw ñoo fekk jëkki. dëgg la mooy les vaches de nuit. moo tax à un moment donné ñu ne woon est-ce que mënuñu interdire la circulation des transports en commun entre 23h et 6h du matin. je me rappelle il y a 10 ans je l'avais proposé. mais kenn àdduwu ci. parce que dañu gisoon ne jamono yooyu. xel la dama gisoon ne jamono yooyu. accident yi métti woon yëpp Sénégal. guddi gi la mi ngi amoon guddi gi. te mën naa la si citer au moins une dizaine. ak chauffeur bu gémmantu. mais mooy gëmmentu guddi gi parce que ñëpp dañ naan guddi gi man de préfère voyager guddi moo gën a neex loolu la ñëpp di wax. pourquoi moo gën a neex parce que y a moins de voitures. mais il faut que ñu xam ne y a moins de voitures mais y a plus de danger. plus de risque nga am. parce que booy daw guddi gis-gisu guddi ak gis-gisu bëccëg du benn. loolu dëgg la. tey yow li nga mën a gisee nii bëccëg nii tey yow booy dox nii bëccëg ce champ de vision 180 degrés la en tant que piéton. mais dès l'instant nga toog ci oto rek di daw rek. à 40 km à l'heure ce champ de vision jóge na 180 mi ngi ci 100 degrés. bu dee guddi nag lu muy mel. doy waar. maanaam 180 degrés bu nekkee nii 100 degrés nii la. donc plus sa vitesse di augmenter sa gis-gis di gën a wàññeeku. donc 90% des informations yi ñu soxla sali bi elles sont visuelles. maanaam bët ngay yore di xool di décider pour mën a agir loolu soo ko amul du sotti. alors que guddi gi nag moo gën a compliqué ti surtout que nag suñu routes yi elles sont pas éclairées. nga bëgg nag nekk si tali bi de 100 avec say feu de croisement ñaata lay leeral à l'africain. ñaata distance la éclairé maanaam tey guddi boo dee daw pardon ak say feu de croisement. ñaata distance la ñaata mètre lay éclairé 50 mètres maximum. ak yeneen yoo xam ne soo dee daw 100 kilomètres à l'heure la ca ginnaaw 50 mètres est-ce que xam nga ko. moo waral nit di daw guddi ba dal ci camion. ak beneen réalité bu noonu bu nuy dem ba di ko fàtte boobu ba tey. li ngeen portable yi. yaa ngi daw en fait yow fi nekk nii yaa ngi ci en fait def sa écran sa biir oto mais ni ku nekk sa salon. voilà et du coup da ngay dawal ba dem mbëkk nit rey ay doomu aadama parce que yow yëgoo yaa ngi dawal mel ni ku nekk sa biir kër. loolu lépp nag. comportement humain war nañ ko fi sànq. pour 90% des accidents kooku moom gëstukat yëpp moom la ñu wax boo demee Suède boo demee États-Unis boo demee France c'est partout c'est le comportement humain et comportement humain boobu mooy li nga wax léegi dawal di téléphoner di dawal mënuñu tudd actuellement les systèmes embarqués mooy ay GPS wala écran ngay si mais naka nga mën a dawale bëgg seetaan télé mais c'est pas possible donc il faut que nit ñi aussi delloo seen xel moo tax ma ne on aura beau dire dinañu wax fii mais man gëmuma actuellement ni lu dul ñaari mbir nañu tàggat nit ñi correctement ça c'est un. deuxièmement il faut qu'il y ait des contrôles. ak ay sanctions. mooy binôme contrôle sanction. ñaari ñoo ànd. binôme contrôle sanction. xëy na ci diggante bi nag am na loo xam ne mooy suñu rôle ñun. mooy sensibilisation bi. c'est vrai affaire bi c'est un schéma très simple. pour ñu wàññi accident yi maanaam pour une sécurité routière durable loolu la ñuy teg bu ñu ko tegee mooy c'est une trilogie maanaam fokk nga tàggat ni ki si njëlbeen. maanaam formation initiale. man d'accord ma et du ma mës a d'accord nit am permis tax xamul panneau bi lu muy signifier. xamul règle de circulation. tey jii pour dépasser un véhicule oto boo ko bëggee dépasser am na ay jumtukaay yoo war a jël. ay matuwaay yoo war a jël.
du rek da ngay jékki rek daal di génn dem sa yoon non. signalé tàggu ko. da nga koy tàggu xool ci kanam ndax amul kuy ñëw. xool ba xam ndax boo ko dépassé est-ce que am nga foo lafu. est-ce que yow sa ginnaaw amul ku lay dépassé. donc am na ay matuwaay yoo xam ne boo ko jëlee ba pare nag ba mu mat nag nga doog a dépassé parce que comme ni ñu wax rek ça ne sert à rien ngay njëkkante ci tali bi. sama maam daan wax ne. def ndànk tarawul egg fa nga jëm. donc lan mooy tax tey jii. ngay xelu ci tali bi sachant que ne la vitesse ne fait pas gagner de temps. et loolu nit ñi dañ ko réere mbir encore. c'est une illusion nit ñi dañuy foog ne loo gën di accélérer di gën a gagner temps. ma jox la benn exemple tey jii bu ñu jógoon Dakar jëm Tivaouane. ngay daw 120 may daw 100 kilomètres à l'heure. yaay njëkk a egg waaye boo eggee 6 minutes après mën a egg si. juróom benn minute jar na sàmm sa bakkan sali. waaw donc loolu ñun suñu liggéey ci loolu la nekk. maanaam sensibiliser ñaax nit ñi. xamal leen gindi leen ne leen lii nga ñu def nii prise de risque la te risque bi fa mu la jëmee jàmm amu fa. donc moytu ko ndax nga. am na beneen bu ñoom Eva Tra di def. boo jugee rek jug waxtu bala neex ba pare naan chauffeur bi gaawal. Baye Makhtar Seck Mboro ne yaa yéex a jug waaye chauffeur bi tardé wu. loolu aussi ndax boo jugoon waxtu ba nga waroon a jug. da nga àgg ca waxtu ba nga war a àgg. loolu aussi ay contraintes la gis nga ne il est midi. balaa 2 heures ma egg Ndar. waaw ku ko def rek yaa ngi gas sa bàmmeel. li ngeen. te muy dëgg mais man dafa am fu mu wax sànq foo xamante ne dafa ma neex lool mooy guddi gi. dafa am yu baree bari yu muy jur ci tali bi. mooy camion bi nga xam ne dafa daw ba mu neex ko rek mu paan. dem rek ci benn garab jikko njaayeen yooyu. dagg fa ñetti caram rek ñëw teg ci ginnaaw oto bi. te naan kiy ñëw ak may seen. beneen bi ci des mooy xam nga. kii foofu signalisation boo xam ne dina nekk lu am lumière. ay garabam la fay teg ay caru garabam. la fay teg wala benn pënam. oto yi war nañu am loo xam ne bu nu amee paan. en fait c'est une obligation. mooy triangle de présignalisation. waaw te triangle de présignalisation ñaar nga ci war a am. boo taxawee benn ca kanam fële. benn ci ginnaaw. ci oto bu ne. oto bu ne. bu fekkee da nga nekk en race campagne maanaam ci àll bi. da nga koy teg à 150 mètres. pour que waa ji bu dee daw ay xël mu teel a gis triangle bi. parce que triangle bi lan la benn triangle la bu rouge. et nee nañ triangle bu rouge danger la. mais danger boo ko gisee da ngay teg tànk. bu dee en ville la nag comme fii nii ci booru TFM. nga teg sa oto panne. à 50 mètres ngay teg panneau bi. parce que fii ñu ngi en agglomération. waroo daw lu weesu 50 mètres. 50 kilomètres à l'heure. donc dafa am yooyu nag foog ñu. tàggat loo ko ci biir école. mooy li ma doon liggéey a ngi woon fu am solo. dinañ ñëw léegi ci yow. waaye jëlal ki ci ligne bi nga dellu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam na ngeen def. sëriñ bu baax bi xanaa di la ziar. waaw ñu ngi leen di ziar. ak di la déglu ci li ñuy waxtaanee. waaw li ngeen di waxtaanee vraiment rafet na. jërëjëf. te xam naa ni Sénégal gi yëpp la soxal. te xam naa ni kii moom seen kii invité bi moom fi muy waxee sax ñu bëri mënuñ koo xam. wallaay. parce que man aussi ci wàllu bii lay liggéey. France laa jógee ñëpp si fii. damay lépp tur bi nag. dëgg la. waaye damay wax ni am na dëkk yoo xam ne sax moom li may wax xëy na moom moo gën a am. c'est-à-dire boo jàngul sax ba am COD amoo droit am permis déjà. parce que loolu lañ gis. parce que boo mënul ràññee comme li muy wax boo mënul bind sa tur. mënoo xam comme ni ñuy waxee. affaire ay panneaux yeeg yenn yi affaire njàngal dal. bu weesoo loolu affaire discipline a ngi ci biir. dëgg la. il faut que Sénégalais yi discipliné. ci wàll yëpp nag. tubaab yi ñoom boo leen di seetlu sax fii la ñuy ñëw xëy na di def yenn yi parce que moom li may wax moom a gën a am. parce que boo demee seen dëkk yi ñoom doo brûler feu. doo laal poteau sax bi nekk à côté bu mu xam ne gouvernement ko sam. dëgg la. il faut aussi gouvernement bi di alourdir comme li muy wax rek. peine yi. peine yi du question nii dañ lay dóor mais boo mbëkkee boto ñu indi la facture boto bi ne la. wallaay. fayal boto bi. facture bu bees la. loo xam ni boto bu bees la. léegi yëpp wàññeeku. day jeex de. boo longé corniche wu jëlee ko ville ba Almadi. kubéeru ni ñu koy waxee di kubéeru régal yi yëpp lañ sàcc. buñ ci jàppoon kenn ñëpp ñi kii jàpp nañ ko ñu facturé ko kubéer yu bees yëpp. waaw teg ko ci 10 ans. léegi affaire yi wàcc affaire yi il faut ci wàll yëpp la. li ngeen di wax rafet na jaar na yoon mais il faut
bu oto jógee fii def ni ñu koy waxee surcharge. war a jëm Kaolack war a yegg Kaolack. bu génnee jam ñaaju bi war nañ ko arrêté. dëgg la. fànn yëpp dafa bëri parce que moom xam naa ni comprendre na fi may waxee. il faut ñu mangoo daal affaire bi ñun ñoo koy mangoo. wallaay parce que suñu ñun ñoo ko moom suñuy yëf la. mënuma comprendre sax ngay gis ay étranger yoo xam ni seen dëkk duñ fa def yenn yi bu ñëwee Sénégal di permettre seen bopp di def yenn yi. ci ñun lañ ko gisee rek. di def ay. ngeen baal ma gën ci nu mu koy waxee ay bêtises. ci ñun lañ ko gisee rek. donc moom xam na peut-être ban fan lay waxee kii. tout à fait dëgg la affaire bi loolu rek la. affaire bi daal su amee ku mbëkk poto. ñu indi la facture poto bi 500000. kon de ki ma romb démb dina fay poto. bu loolu rek la. boo defee et puis gouvernement bi boo gisee par exemple nga gis kuy wax téléphone ñu jàppale nga fay 6000. waaw loolu dafa yomb. boo amee rendez-vous nga war a lijjanti ji 1 million mais bu ñu lay fay loo 6000 da ngay wax téléphone fay 6000. doo ko yëg sax. mais tey bu doon am na loo doon lijjanti ji luy jar 1 million. nga def ngay wax téléphone parce que il faut nga wax téléphone pour jëm fi nga war a jëm. buñ la fayee ko 150000 200000 di nga xoolaat. di nga wax téléphone wala déet wala di nga xaar fi nga war a jëm. ngeen baal maa xam nag parce que xam naa ni bu ma fi doon toog di wax sax moom xam na peut-être ban wàll lay wax ak yéen. mais am na solo am na solo parce que moom boobu mu jógee man foofu la jógee te ci wàll boobu laa doon liggéey. ndeysaan ba ñëpp si waat am na solo lool ndeysaan. te li may wax nii moom lay ñaax sax man ñaaxuma leen nii. ndeysaan. waaw moom nooy gën a yokk wàll bi ci loolu. jërëjëf ay 6000 francs ay 3000 francs. moom xam na li may wax France booy dugg ci benn village bu nekkee 50 kilomètres à la war a daw. voilà tout à fait. 66 kilomètres di nga fay au 90 euros. non li nga wax moom lu leer nañ la parce que man je l'ai vécu pendant 10 ans foofu. parce que tey jii même bu ñu la jàppee tey jii nga takkoo ceinture. waaw. ñetti poñ la ñuy jël sa permis ba pare fay loolu la 100 000 francs. soo ko def loo Sénégal du ko defaat. su fekkente ne da ngaa brûler fa beneen affaire la encore. l'ancien président de la France Nicolas Sarkozy. barki dem moo Ndiaye la dem Côte d'Azur Nice. jël sens interdit dawal vélo jël sens interdit. mais police dañu ko arrêté fay loo ko. bu baax. alors pour wax la ne man li may séntu ci sanction yi. du sanction ku ma am ndey ku ma amul ndey. dëgg la. muy man muy yéen muy ñeneen ak ñeneen. ku ci def loo warul def. nañ ko sanctionné parce que sànq mi ngi koy wax parce que bu njëkk ba. France dañ naan les peines ay amende la woon. maanaam ay sanctions financières. bi ñu dugalee nag permis à point mu nekk ñaar di nga joxe xaalis te sa permis dañ ko laal te permis à point. combien de temps. permis. bu ñu jëlee permis. non permis bi duñ ko laal c'est-à-dire dañuy dindi ay poñ. bu ñu dindee poñ nag ba mu des nag maanaam juróom benn poñ. yow da ngay dem defi ce qu'on appelle stage de récupération des points. jamono jooju doo dawal. maanaam sa permis valable tul. moom laay wax da ngay def waaw da ngay def stage de récupération mais stage boobu yaa koy fayal sa bopp du càgga da ngay ñëw rek suivre da ngay ñëw fay xaalis. si benn auto école wala benn structure agréée bu ñëwee nag ba nemmeeku nag ba xam na nag yow mii nag war nañ laa mën a joxaat parce que day am ay tests psychotechniques ay tests et puis confronté la à un psychologue bu ñu xoolee nag kii nag war nañ ko mën a delloo permis ñu delloo ko ñu daal jëlaat encore créditer ce permis mu am poñ yooyu nga daal dem li taxaw la jóg permis à point sa njëlbeen parce que France da ko roy ci yeneen dëkk c'est parce que dañu bëggoon contrebalancer l'inégalité des amendes. yow tey jii wax na ko sànq si moom si intervention baara non su mbokk mi dugg maanaam ngay dawal sa oto di téléphoné ñu arrêté la fay loolu 6000 da nga koy fay dem sa yoon parce que la ngay lijjanti moo ëpp loolu. wax nga dëgg. léegi ñu ne comme nit ñi am nañ capacité financière pour fay léegi nañu dindi seen ay poñ seen permis maanaam nañ leen fexe ba xañ leen seen permis moom li muy wax xam na bu baax parce que Europe bu ñu nangoo sa permis maanaam xaawi nañ sa sutura sa permis mooy sa teraanga tey jii yow bu fekkee ne fa ngay liggéey sa oto ngay yóbbu mais ñu nangu sa permis mais fooy dawale di nga sonn su fekkee ne fa ngay liggéey nag amul oto bu fay jëm car bu fay jëm amul train bu fay dem mais bu ñàkkoo sa liggéey yàqu na donc moo tax foofu permis la ñu gën a gëm sax seeni doom permis c'est capital c'est important nit ñi dañ dépenser àdduna ak li ci biir pour passer seen permis pour am ko soo ko amee nag teraanga la
te nag olof Ndiaye dina teraanga borom a koy sàmmal boppam. tey jii nag fii ci Sénégal nag je pense que ne comme ni nga ko waxee. durcir les lois dara yàqu ci. parce que tey jii je me suis rendu compte man de sama waa gis-gis bopp. que ne les sanctions sont insuffisantes. jàpp la fay la 2000 francs 1500 3000 francs. loolu et pourtant. li nga xamante ne mënu ma ko comprendre ba léegi. am na ce qu'on appelle des nouvelles dispositions du code de la route. nouvelles dispositions yi bu ñu ko appliqué woon tey jii. te muy lu dëggu ci ñun. je pense que accident yi dama ñeeku. maanaam tey jii yow outrage à agent rek. maanaam alkaati bi arrêté la nga sànni sa loxo. wala di ko yuuxu kooku 300 000 francs amende la. c'est ça. waaw ci nouvelle disposition du code de la route. pourquoi am nañu ko appliqué. bu ko defee ñëpp tey jii ñëpp yaru. soo dee dawal bandi. waaw. juróomi million la mën na dem ba 5 ans d'emprisonnement. léegi mu jeex fi. 5 millions. actuellement nii ci nouvelle disposition code de la route yi les peines sont cumulatives maanaam da nga lay yóbbu maanaam da nga fay te mën nañ la yóbbu prison. tey ji boo taxul ceinture de sécurité war nañu mën a sax nangu sa permis donc dafa am yoo xamante ni mi ngi fi. mais lan moo tax kii faw nga woowaat ko fi. waaw mënul ñàkk. mais lan moo tax mënuñu en fait appliquer loolu. dëgg la parce que tey jii nit ñi dañuy jàpp sanction man chaque yàgg nañu maa sànni xeer moom saa yu ma nee sanction ñu ne kii xamul dara dafa mel ni moom doctorat am ci sanction rek la ko def. mais parce que ñoom boo waxee ñu ne moom sanction rek la jàng moom. Sénégal alors que sanction. en fait il faut ñu xam ne c'est un outil sanction dafa am ay on peut l'utiliser à des fins punitives mais aussi on peut l'utiliser à des fins éducatives et préventives. merci beaucoup yàlla na nu jëriñ waaye Bara tàggatoo dafay jot waaye dañu jàpp ne am nga lu am solo loo ci mën a dolli rek. waa xam nga comme ñoom ci yi ma dégg intervenant yi wax ak moom li mu wax yu ci ëpp comportement yi mu dellu si mais nit ñooñu ñan lañ ay sénégalais lañ xam nga nee na tubaab bi li mu sañul def Europe bu ñëwee fii da koy def mais ci ñan la ko gisee ci ñun la ko gisee moo tax mu koy def parce que xam na ne fii du fi dara. Bara luy suñu problème balaa ngaa àggale ñun suñu problème mooy suñu éducation de base yi la ñu respecté tul ku ci nekk am na nu ñu lay yare bi nga génnee ci biti su fekkee ne respecté nga ka la yar soo ko gisee soo ko gisul da ngay respecté ni mu la yare sanction yi muy wax am na ay dëkku Afrique yoo xam ne man xam naa leen boo fa mbëkkee poto lam da ngay fay poto bi force. Nigéria naka la. boo mbëkkee même boo mbëkkee oto jàmbur yow yaa koy defar xaaruñu assurance boo mbëkkee oto jàmbur yow mi mbëkk oto bi yaa koy defar force xaaruñu assurance. Rwanda gi boo mbëkkee garab. yaa koy defar da ngay fay da ngay fay xam nga kon yu mel noonu am na. mais tamit sanction yi muy wax nii ay 300 000 mais su fekkee ne yow ki nga xam ne moom moo la war a jàpp moom moo lay ubbil yoon yoo ci génne. parce que ñii saytu tali bi tamit. parce que boo waxee ñu naan corruption kii génne la ak ki muy jox. ñoo bokk àtte mais ki muy jox kii génn bu amee fitu di ko jox ki muy jox moo ko may fitu mu génne jox ko parce que bukki bu dabee ponkal si doxin bi la. dëgg parce que sénégalais amuñu fitu alkaati wala gendarme ñëw taxaw naan dañuy génne seen alal di la ko jox noonu. mais ñoom ñoo lay jàpp nga ne ko bindal ma mun la awma kayit yoruma fi rosi bu ma la bindale fi sanction yi bu ñu fekkoon dañu comme tata yeeg yenn kii da nga def benn infraction ñu wàññe client yi wàcce client yëpp bàyyi fa tata ba suba nga xam ne tey versé woo tata ba fanaan fa ba suba nga xam ne tey moom doo versé wala 48 heures yu dul daw. waaw du daw ñu nangu permis bi nangu caabi bi bàyyi fa oto bi ba suba waaye borom du fanaan bu fekkee particulier ñu téye ko fa 5 jours waaw bàyyi fa oto bi du dawal fi mu doon dem muy jël taxi dina xam ne moom sanctionné nañ ko an sa oto dañ koo nangu mais li muy wax nag Europe boo fa nangoo permis nit mais xam nga permis ci poste nga koy def mais oto mënoo ko def si poste soo génn nañ xam ne sa oto dañ koo nangu te da ngaa def bêtise ñu nangu oto bi xam nga dafa am yoo xam ne da ngay am ay sanctions yu méngoog li ñuy def parce que nit ñi ay nit lañ du ñu ay animal te animal lan la uuteeg nit ki mooy day xel dafa am xel di xalaat animal am na xel de mais xalaat bi nit am la amul mais nit ki comme boo ko jàngalee mu xam da ngay am sa animal sax yar ko ba boo ko nee toogal mu toog boo ko nee jógal mu jóg
mais waxuma la ak nit. de fa nga daanalee de mënatoo caa yokk dara fa nga daanalee am na solo lool ñu bàyyi la nga tàggatoo ndax waxtu bi daf na ñu soogay dem ci Adja Linguère. waaw ñu ngi tàggu ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan yëpp di gërëm sama jabar madame Ndiaye Ami Kébé. balaay gërëm kenn non dama koy moom laay tey gërëm ma yaay gërëm ma kenn moo ñu neex de da ciy bokk par force. sama jabar laay gërëm di nuyu sama doom Souleymane. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu ñoom Maysa Gueye ak ñoom Mbacke Amar Bey ñi nga xam ne Khadim Jabaay ñu ngi doon déglu yëpp. ak suñu waa kër ñoom Sukay ñoom Góora Assane ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. ak Jaara sama soxna ci kër gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di ñaan nag ñi nga xam ne. ñi ngi ñuy déglu. bu ñu xool ne ñii dañoo bari wax ak wala léegi li ñuy wax ñëpp la intéressé. dëgg la. lii Pape Samba wax ne kii war nañ ko fi owaat yu mel nii moo tax ma ne nañu am ay temps d'antenne ci télé yi. bu baax nit ñi di dégg li ñuy wax du question. jàngal nit ki nu mu war a dawale. mais kiy jéggi tali bi sax dafa am droit xam moom signalisation bi pour lan la. dëgg la te yéen a ngi wax nañ ko dugal si njàngale école mi. mais loolu kay mooy jàngale ba tey rek. alors ma toll foofu laa ci sanction pour faire rire. alors fooy tëjee ndax waxtu bi jot na ba noppi. voilà c'est que fi may tëjee mooy rek en fait je pense que ne def nañ fi benn il y a 2 semaines. def nañ fi benn conseil interministériel. le premier ministre jiite ko. c'est vrai am na ay mesures yu fa tukkee. et vraiment ce sont des mesures urgentes. donc nañ ci bàyyi xel. mais surtout ñu privilégier. à partir de maintenant. formation bi tàggat nit ñi. bi ci tegu mooy ñu continuer di leen ñaax. parce que aussi mënoo leen tàggat rek bàyyi leen peut-être di leen ñaax bi daf leen di fàttali. mais bu weesoo loolu nag. te bëggoo ci dégg dara nag. su boobaa nag na ay daan tegu. mais daañi nag aussi bu ñu ko nekk bu nekk ay daanu lamiso. na nekk rigueur. comme ni nga ko waxee tey bu la nee aw ma këyit. nga ne ko nu may def. bu fekkee dafa am leneen lu ci laxus. mais tu as le droit de refuser. très bien. donc nañu tey jii parce que je pense que tey jii ay institutions tukkee na ci kaw. pour que ñu renforcer contrôle yi. mais aussi appliquer ay sanctions. bu baax ndax nañ dem nañ sax ba ci keroog ci conseil interministériel bi. ñu ne tolérance 0. et je pense que ne ministère yi ngànk wàllu kaaraange yoon. muy transport muy forces armées muy intérieur ñoom ñëpp ñu ngi foon teew ak ministère de la santé. je pense que bu ñu lëkkaloo. génn benn dogal. je pense que dogal boobu dinañ ko appliquer. pour le bien-être de tout le monde. merci monsieur Makhtar Faye. ñuy fàttali ne moom mooy directeur prévention routière. et jërëjëf dóor doom du càggan ne da nga kaa bañ. waaye dafa fekk nga koy préparer ëllëgam. xam nga sax bu fekkonte ne rëy nopp day tax a dégg. waaw kon mbaam yet du ko dal. dëgg la waaye xam nga tamit comme guitare ak wokkutu moom man musuma gis Jimi Mbay di ko def. nga ni guitare ak wokkutu. musuma gis Jimi Mbay di ko def. bëgg na ci guitare bi bëgg di wokkut yaram. nit ki mënul boole ñaari mbir xel du jàpp ñaar. dëgg la donc kon nit ki bu fekkente ne li nga koy tere da koo tëw a bàyyi. da nga ciy teg lu mu attanul. wax nga dëgg. gis nga sénégalais moo gën a ragal. c'est ça boo ko yenee lu mu attanul mu bàyyi li nga koy tere. exactement mais fekk yaa ngi wax mu naan kii day wax parce que dañoo tàmm dégg ay wax. comme li ngay wax da ngay gis chauffeur bus. wala chauffeur camion boo xam ne day jàpp kanamu otom ne da koy décorer def ci ay lampe anti brouillard anti nangam ana brouillard Sénégal bu jar nga def ay lampe yu bleu yow nit ki yaa ko tiim ci tali bi nga jël ko jam ko daf ci am ñoo xamante ne dañuy defanteeg yow suñu nekkee ak yow face dañ la koy jam pour di xool ba xam ndax yow ragal nga wala doo ragal tali bu ñu demee ba ci nattante ndax kii ragal la wala du ragal soo teggee ñu teg la ko boo leen ko tegee ñu teggi la loolu jaru ko fi parce que dafay tax xamoo bëtu nit ki fan la yem. ñetti chauffeur ñoo am kii dawal bëccëg kii dawal guddi ak kii dawal fajar kii su ko ngelawu fajar bi ne ëpp mu nelaw tàmm ko bu ko kenn dawalloo fajar kii guddi gi bëtam baaxul myop na wala am na beneen problème mais xamu ko ndax demul ci ophtalmo bi pour mën a xam lan moo ko dal kii ci agglomération lay daw musul daw all agglomération donc boo ko yóbboo ci àll bi yaa ko sànq loo ko ñamu yor am na ci nag koo xamante ne otoom dafa war woon génn garage Colobane bi bay dem Fongole mi di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen di leen wax ne mal joo gis mu tay ndayam tali bi du bàyyu kenn du maamu kenn te boo ci dóoree sa bopp faatu boo ci dóoree nit ñu tëj la ci kaso bi nga gàddu na conscience boobu Nafi Diagne sama sang boobu nga xamante ne yàq yaayi Baba Diagne Nafi bu Basirou Diagne Marème Diop moo ma solal def ma nii ci jasneer Nafi kontaan naa lool ci yow waaye Habib Ndiaye ko ñëw ma nga fële ca 77 151 56 27 ca Ouest Foire
kenn gënu leen ba suba ak jàmm. ñun sa camisole neex na lu daal Diop. non sama sang ma sañ seen jërëjëf mbokk yi waxtaanee nañ fi wàlli accident waaye tamit ñu woowoon directeur prévention routière ndax waxtaan wi itam du doon am solo bu dee ne ku mel ni moom teewul am na itam ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dinañ fi wuyu si ndax xam nga ne itam bu ñu waxee wàllu accident assureurs yi dañ ciy am solo lool. ndax ñoom itam dinañ fi dikk waa fonds de garantie automobile ñoom itam dinañu ñëw bu ko defee ñu soogaa mën a tëj bi émission kon bokk mën ngeen ñu seetaanaat incha allah diggante mercredi ak jeudi bu ko defee nu gën a waxtaan waaye remercier bu baax a baax directeur bi fi teew remercier Bara l'Africain remercier également Mami Linguère di leen wax ne rek wax dëgg yàlla lii la ñuy ñaan saa su ne ndax nee nañu xuloo sax dañuy ñaan yàlla mu dindi yabeel waaye ànd ak lu mun ci am fii lekk jëluñu ay sanction daal dara du arrangé wu ndax yëf yi problème mu comportement la te comportement itam boo ko bëggee faj faaw da ngay ànd ak sanction ñu boole ci ñan ca war a boole psychologue yi ak sociologue yi ñooñu tamit dañoo am wàll ci yëf bi bu nu leen fàttee may remercier bu baax a baax Bamanan Style waaye nag xam ngeen dafa am ñoo xam ne rek faaw dinañ leen nuyu Wudi Tambédou mi ngi Londres moom ak ay waa këram sama doom la mi ngi tudd Jaaraay Tambédou moom itam sama doom la waaye ak seen tante Dieynaba Coulibaly ñuy rafetlu émission wareef lañu bu nu paree loolu dinañu dem seeti waa Ndar ya Cheikh Sadibou Diop moom mooy groupe bu xalamu nabi ñoom itamit am nañu seen événement buy ñëw mu nekk le 3 mars ca Ndar dañuy sargal magu Ndar yi kon dañ leen di ñaanal yàlla def ci barke bu ko defee itam ma remercier ba tey sama bijoutier ma nga tudd Mass Touré sama frère la sama bijoutier la ma nga nekk ci 77 616 53 80 ca marché Tilène dem leen xool ko ndax dafay tëgg ngalam yu rafet may remercier également Bamanan Style pour le beau vêtement kon bokk waa Bamanan jërë ngeen jëf kontaan nañu lool ci yéen macha allah ñu ngi leen di jox mbokk yi rendez-vous suba di leen balu àq rek bu dee ne wax nañ fi loo xam ne am nañu mujjatoo froissé ndax waxtaan la on n'est pas éducateur on n'est pas moralisateur plutôt dañuy yokk rek te li ñuy wax fii am na ñoo xam ne itam ñu ngi toog noonu ko gën a xam balu nañ leen àq ba suba boole kook di leen sopp lool bu leen changer bu leen dem fenn toog leen ak seen télévision Futurs Médias